Sen TV, on espère que vous avez la forme et que vous passez une très bonne semaine en compagnie de Sen TV ay ca nuyu nañ leen bu baax a baax ziar leen yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel saa su ne gis-gis tàmbaleeti na ñu ngi leen nuyu fépp foo leen mën ci nekk papa nuyu naa la ziar naa la bu baax. jërëjëf maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm yéen mbokk Sénégal téléspectateurs yu Sen TV yi auditeurs yu Zig yi fans yi soppay gis-gis yi jëm yooyu nga xam ne àllarba ak dibéer waxtu wi su jotee jeex na wax naa leen ko nee noon bañuma tëkkalee langale laa bañ fi mu ne amul benn kër way taskatu xabaar boo xam ne benn émission ñeme nga ko dawal ci waxtu wi genn kër fukki poste téléviseur benn chaîne na ñuy jàpp di nuyu ñëpp nag sama sang bu tedd ba Cheikh Mouhamadoul Habib Mbacké ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacké le lion de Dar Rahman fàttewuma kenn sëñ Cheikh Abdou fàttewuma sëñ Laat Modou fàttewuma sëñ Abo gis ngeen li mu def ci mawlud bi di ko tas di ko firi di ko toj di la waxal fa yonent bi dale woon ak li nga xam ne moom moo ko waral sëñ Touba ba mu koy def ca njaarim ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant di nuyu waa Dar Rahman Abdou Kanji fàttewuma ko daara yaa ami Sakho fàttewuma ko Daba ak Fatou Mbacké jigal réew mi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal leen sant di ñaanal nag sama yaay yi yaay Xarjata Fall maa ngi koy ñaanal bu baax yaay Seynou Basel yaay Oumy Fall yaay Gan Fall fàttewuma kenn ku ci nekk maa ngi lay ñaanal jàmm ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim di ñaanal maa Ibra Diagne Thiendella Gueye aas fàttewuma kenn Bougane Gueye Dany waa Touba nee nanu ñama fa taseel ñu sant ñaan dëkk Kaolack ñu ne ñu ngi lay gërëm di la sant ndax am na ab école bu nekk ci benn dëkk bu ñuy wax Medina Mbaba nee nañ ci internet bi nga ko gisee kenn woowu la kenn ñaanu la kenn demandé wu la aide nee na nga jóg sa propre gré dëgg saw daal nee na dem ba ca école ba te nga xam ne école ba am na ay jamono soo ko see almet teg ci mu tàkk ba jeex nee na nga defaral ba mu taxaw kooku ku ñuy wax murit ñaan di taalibi Cheikh Mouhamadoul Habib Mbacké moom moo la ko gërëmee maa ngi nuyu waa Ndar surtout bu El Mokhtar Seck yi képp ku ci bokk rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax waa surtout Demba taalibe yi ñoom ñëpp maa ngi lay nuyu di leen ñaanal jàmm xam nga bu El Mokhtar déedéet papa kan la xam nga ay sëtam kan ñan lañ non non dama laa laaj ndax xam nga ay sëtu bu El Mokhtar yi xaw ma leen doo ma leen xamal Aïcha Ben bonsoir. waaw bonsoir Safia ça va. ça va bien. à la fois. oui. ok cool. waaw Safia maa ngi nuyu ñi seetaan Sen TV yëpp di nuyu sama ñaari doomi tuuti ak Mafa Fifi sans oublier Mona Lisa et puis di nuyu aussi Pa Moussa di nuyu Mawa et puis di nuyu Daymon di nuyu waa Sicap Liberté 1 Liberté 2 Liberté 3 4 ba 6 et puis di wax Safia tey maa ngi féliciter équipe nationale. si victoire bi ñu am mais dafa am loo xam ne Safia il faut que ma jooy ko. parce que on est au 21e siècle. bu fekkee on est un pays boo xam ne dañu ne on veut émerger te on n'a même pas un terrain digne d'un nom pour pratiquer le football il y a problème. et on a vu ça aujourd'hui franchement ça a été honteux de voir des jeunes yoo xam ne seen tànk c'est des milliards ñuy jël ay risques di leen footballoo ci genre terrain yi et franchement je demande aux autorités ñu jox un peu de respect. jox un peu de respect aux Sénégalais un peu de respect aux footballeurs même les locaux yi nga xam ne ñu ngi fii Sénégal di jouer en championnat ñu jox leen respect. parce que am na une chose boo xam ne bu fekkoon da nga convoquer Lyon mu bañ a ñëw ñëppay wërbatu ci seen kaw di leen saaga di leen wax nekk et pourtant seen tànk yooyu mooy seen liggéey donc nit ki fi ngay liggéey dafa war a baax. donc je demande au ministre mu xoolaat bu baax ne on est au 21e siècle Sénégal ils sont même pas capables d'avoir un terrain de football ça c'est honteux. mais bu terrain amee ba pare nag ñun ñi nga xam ne ñooy supporters yi ñun ñi nga xam ne citoyens yi nañ ko téye tamit bu baax. d'accord parce que je me rappelle il y a un moment match amoon na fi Sénégal Côte d'Ivoire. les supporters ñoo doon toj gradins yi di sànni ci terrain bi. donc c'est un ensemble boo xam ne war nañu xool comment on va faire pour améliorer suñu sport franchement naqari na ma trop tey bi may seetaan match bi c'était dégoûtant. d'accord Aïcha merci beaucoup Ben Sophie bonsoir. bonsoir Safia ñu ngi nuyu mbokk téléspectateurs u Sen TV yëpp di leen remercier encore une fois. ci invitation bi di nuyu bépp doomu aadama boo xamante ni dina reconnaître Sophie Gueye commençons par ma famille les membres de l'association les racines de l'espoir di leen nuyu yéen ñi ma bokk ak plateau bi asalaamaaleykum. ñu ngi lay fay bu baax a baax Sophie maman Oumou noo def. ça va asalaamaaleykum Sophia maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi di leen remercier aussi si seen invitation bii ngeen ma defal ce fut un réel plaisir toujours suñu may invité mbégte laay am. may profiter ci occasion bi di féliciter
daayira Moutahibiina Filaahi bu centre de santé Gaspard Camara. di ndokkeel aussi jullit yi si weeru gàmmu gi ñu nekk. di féliciter daayira bi parce que abattre nañu benn liggéey bu am solo à Tivaouane daayira boo xamante ne laajoo sëriñ dara cotisme say membres ñooy cotiser louer seen car 5 jours ñu toog Tivaouane di togg di lekk di jox nit ñi di faj di jënd seen garab kon ma leen di rendre un vibrant hommage jaaree ko si président bi Abdourahmane Niang ak présidente bi Adja Fat Sow di leen remercier bu baax. aussi di nuyu sama famille di nuyu waa Baobab parce que Baobab maa ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax di nuyu samay maire Barthélémy Diaz. merci d'accord kontaan nañu bu baax a baax moom Oumou ay ci ñi ñoo nekk ñi nga xam ne dañuy partagé ak ñoom plateau bi tey sur Sen TV papa ñu jox la kàddu gi rek ñu wax ñu fan la ñuy dugg tey fii ak 1h du matin incha allah ñu nekk ak téléspectateurs yi. waaw jërëjëf Sophie ñu ne entre hier et aujourd'hui ñu ne quand l'éducation perd ses racines entre hier et aujourd'hui ñu ne nu dema dem ba ab yar di ñàkk valeur am di ñàkk gëddaam di ñàkk toogaayam di ñàkk ay reenam maanaam ab yar fi nu tollu tembe il est en voie de disparition mi ngi dem wéy na ndax ya nga xam ne moo composé ab yar maanaam li ko dajale benn yedd ñaar dugg cib néeg ñett wéetoo ñeent joxoñ wax ko ne ko lii won ko mu teg ci bëtam jajàkk ba juróom su tàngee ba tàng ba mel ne garabu saalum nga soog a lakk taat wax maanaam jël ab yar ko bañ nga ko sax ba ab yar dégg ngeen ni mu tudd faaw ab yar ànd ca faaw ab yar ànd ca léegi nag dem na ba nekk en voie de disparition xanaa lu waay gàtt nopp ci yéen téléspectateurs yéen ñiy seetaan gis ngeen nit jóg taxaw ci plateau bi ne sama doom jant bu ma ko mayee nga fóotloo ko wala nga paaseloo ko wala nga toggloo ko wala nga demloo ko marché wala nga def ko mbaam wala nga bëgg soumission totale ci moom su boobaa ma jël si ko ko yaratul te duma ko yarloo xanaa lu waay gàtt nopp gis na nit ne cuut doomam di ko dóor ba ak ndogal fekk ko su mu tëdd ca kaso xanaa gis ngeen ko daw ne fàtt ngemb làq jabaram ëlbati ko jàkkaarloo ak ndeyam duma ko wala baayam wala ku xeex ak baayam wala ku génnee rakkam wala ku génnee ab jarbaatam wala ku tontu jëkkëram tontu lu naqari loo xam ne sëy sax dina fa tas loolu teg ngeen ci seen bët yar amatul kan moo mën a yar kii yar nga xam ne fekkewul dara ci démb soo waxee ne la dépassé nañu siècle boobu ñu ngi xaw ma ci nangami siècle foofu na nekk fi mu ne waaye siècle boobu nangu woon nañu ab yar amoon na jàpp sa loxo wéet dem ba wàcc sag yuux kenn nekku fa nga taxaw wax ba pare gas ba mu xóot ne tëf daal di koy nu sóolal mu suul nga teg ci loxo mu teg loxo jeex na mu maasale kooku dootoo ko gis leen loolu mukk ba keroog muy sàngoo suuf waaye tey ñeme woo dóor kenn waaw bañ nañ ko sax ba doon koy bind mi ngi ci article yi gune gi ñemetoo koo yar ci ab liggéey Sophia wax na fii nee na xaw ma le non travail xaw ma des enfants Sophia wax na ko ñu ne gune gi am na àpp bopp moom nga ko war a liggéey loo am na âge boo xam ne kenn du ko liggéey pëkk nan nu daan def soo yeewoo fajar na nga dem dëkk sàngam ci sa maam diw ne ko nangam ak nangam xew na waaye dinañ la tàggat boo xam ne yar boo xam ne fajar na la wax yow di nga riñaan topp guddi gi billaahi barke borom Tuubaa fajar nan la wax yow rek ci sa sawarte ak yar buñ la yar ak dégg ndigal nga riñaan topp guddi gi fekk ñuy mboolu fekk gerte gi waaj a ñor nga yor sa almet yóbbaale sas xorom léeg-léeg nga daw ba ci digg àll bi nga buddi ci gerte gu tooy gi daal di pëtamu lekk ba suur dox te fii ma lay wax mi ngi mel ne tey yow mu jóge woon fii tey jëm Médina ancienne maison fi Sen TV nekkoon nga xam ne guddi la ab àll rek signal yi ñoom ngay dajal ak till yi léeg-léeg till yi di buddi ci gerte yi di xàqataay ñoo xam ne till yi la ngay mboolu di jël sas xorom di yëy loolu amatul
kenn ñemetu ko def kenn les codes doon nu tëj la. waaw jabar day taxaw di saaga jëkkër nga gis ndey doom ne fateet takk ngemb jàkkaarloog moom génneel sa ndey ci biti toroxal sa baay léegi loolu moo am. d'accord ni ngi waxtaanee éducation ñu def différence tuuti ci ñi nga xam ne ñoom la suñu maam yi wala suñu papa yi daan yaree ak ñun nu ñu yaree fi mu toll nii ñu gis dëkk bi nu mu mel ñu gis agression yi ñu gis ñu metti yi nga xam ne dañ koy defante ñu ne nañ def taxaw seetlu xool lan moo waral lu bëri éducation bu tax mu soxi fi mu nekk nii donc loolu lañ bëgg a waxtaanee tey benn ñu jox la kàddu gi. waaw Safia muy thème boo xam ne am na importance trop pour société bi mais yar bu njëkk ba ak yar bu tey bi mënul doon benn parce que man mun naa jël exemple si man ni ma sama papa yaree mënuma ko yaree sama doom tey parce que bu fekkee dañ la daan yar ki lay yar nga gis ko sa fit rëcc sa fit mënatul toog loolu mënatul nekk actuellement mu nekkoon loo xam ne tamit am na nit ñu daan yaree muy yar bu baax mais je crois que tey ni ngay yaree sa doom il faut que mu am dialogue. lan moo tax ni leen daan yaree noonu yéen mënoo leen ko yaree noonu seen i. non dama ne nit ñu daan yaree du ma ne service militaire la parce que am na loo xam ne ci àdduna bi bu demee ba ëpp rek y a problème parce que actuellement man mun sama doom mun naa koy yar sama doom du ma ne mun na ma yar mais mun na wax ak man ouvertement je crois que man à mon temps même su fekkee dama nekk samay droit sama papa buy wax awma droit ne ko est-ce que je peux m'expliquer avant c'était comme ça sa papa di wax nga ne ko est-ce que mun nga ma may ma expliquer la lu tax lii ak lii tu n'as pas ça tu n'as pas cette ouverture là et je crois que bu fekkee dañuy dox nga am sa doom je crois que da nga war a am open mind ak moom malgré yaa ngi koy yar mais nga koy déglu des fois doom mun na dem ba ñëw di yedd papa di yedd yaayam parce que yaay ak papa mun nañ nekk ci kër gi di def loo xam ne xale bi mi ngi ciy teg bëtam mu xam ne lii jëmul kër doom woo papa ci biir néeg walla woo yaay ci biir néeg ne leen kat man de sama papa ak sama yaay niñ ma daan yaree musuma dégg sama papa di saaga sama yaay musuma dégg sama yaay di tontu wala di saaga sama papa mais bu fekkee tu es dans une famille papa ak yaay matin midi soir tu entends que des insultes mais doom yooyu il faut que ñu mun saaga doom yooyu il faut li nga xam ne moom la ñuy teg seen bëgg dañ koy def. li may wax open mind mooy man y a un moment je n'osais pas demander sama papa ne ko tey kat dama bëgg a baali mu dem ba jamono ma am doom yàlla may ma doom bu jigéen mu ne ma papa je veux sortir avec des amis ma ne ko ci sama open mind fan ngeen jëm ak fan mu ne ma fii ma ne ko maa lay déposer ñu waxtaan mais man mi bàyyi ñemewu ma koon sama papa parce que xam naa su ma ko waxee la réponse c'est non. est-ce que du ouverture boobu ngay souligner depuis tout à l'heure moom moo waral léegi éducation bi fu bëri mu sooxee. non c'est-à-dire suñu ay parents suñu ay grands-parents ñoom dañ daan def de telle sorte que seeni doom duñ leen ñeme suñ leen ne suñ la tegee fii ci kër gi mën nañ dem 2 jours ñëwaat fekk leen fi alors que yéen seeni doom mënoo leen am loolu ci ñoom. parce que jamono toll na foo xam ne mën na la nit ñu daan éduquer ñun. mënuñu ko éduquer suñu doom kenn mënu ko. il faut ngay dialoguer il faut des fois tu durcis mais am na benn moment boo xam ne il faut ngay neexal. pourquoi. il faut ngay neexal pour xale bi dellu si waat je te donne un exemple. man am na benn année j'avais 16 ans 17 ans mu am ku doon organiser sañu koñ ma ñëw tàggu sama papa fièrement ne ko tey dafa am kuy organiser benn soirée ci koñ bi mu ne ma doo dem. et man je savais coûte que coûte sama biir xol bëgg naa dem ma yeetal waa kër gi yëpp bañ tëdd ma aw ci fenêtre bi dem sama kër benn copain mu abal ma ay yére papam mi ngi may seetaan ma sol ay yére papam dem ci soirée ba 4 heures du matin qui je vois mon père muy ñit di may seet. yére papa jàmbur. laa soloon lu tax ma daw parce que je tenais coûte que coûte à y aller parce que su ma bàyyi woon mënoon naa waxtaan ak moom tàggu naa ko ne ko papa dama bëgg lii. mais am na loo xam ne man tamit préparé woon naa ko pendant ay mois mu ne ma du ci dal ma obéir
ma désobéir def li may def. donc il faut que ñu d'accord ci benn point laataa ñuy avancer éducation bi ñu amoon avant moo gën a baax bi nga xam ne moom la ñu am. non je ne suis pas d'accord parce que dafa amoon violence. qu'est-ce que tu appelles violence. violence mooy da nga daan gis ku téye doomam dóor ko ba yaram bi am ay tëllandiir wala ku jàpp doomam sotti ko ndox di koy dóor violence dafa amoon dans la rue ma gis ay paa yoo xam ne dañ daan wër di jaay only yat boo xam ne pour dóor xale. cravache am na paa yoo xam ne looloo doon seen liggéey. violence dafa amoon à l'école yadu pono lañ la daan dóoree ci sa yaram. loolu du éducation. mais day fekk nga tëddee du ñu xëy rek dóor la xanaa. mënul weesu nga toog waxtaan nee naa am na moment boo xam ne di nga durcir mais man je suis contre téye nit wala téye xale di ko dóor j'ai 2 bouts de bois de Dieu yar naa leen ni ma yaree te musuma si dóor kenn te maa ngi siy sant yàlla mais dama doon jalo ko ñoom bu durcir war a durciree ma am mais am na foo xam ne damay yem ak ñoom parce que Safia soo gisee ma wax la loolu ñun sañuy temps ak nit ñu daan yaree y avait pas les moyens de communication yoo xam ne moo am léegi si j'appelle par moyen de communication yoo xam ne temps yooyu tu vois am ñoo xam ne leer na ma seen papa rey na leen te coow du jëpp mais léegi tu ne peux pas faire ça ba pare mu doonoon loo xam ne dañ koy làq au niveau de la famille mais violence bi c'était trop violence bi nit ki am na xale yoo xam ne dërkiis nañu bon nañu parce que ragal moo tax niñ leen daan torturer niñ leen daan def ñu génn daw. d'accord mais bu fekkee yow comme ni may wax sa da nga am esprit boo xam ne c'est ouvert am na droit sa doom bu jigéen kan na ko ñeme woon avant nga am sa copain mu ñëw seet si la sa kër avec aisance mu présenter la sa papa yow mi papa ñi nga xool sa doom ka lay àndal. d'accord dinañ ñëwaat ci loolu Sophie point bu ma d'accordul ak benn boo xam ne mooy par rapport ak comparaison bi nga xam ne dafa am entre éducation hier et aujourd'hui. il dit qu'il n'est pas d'accord que éducation wu démb moo gën a baax mais bu ñu xoolee ci société bi. suñuy comparer ñaari éducation yi c'est-à-dire suñuy jël nit yi nga xam ne suñu maam yi ñoo leen yaroot. jël ñu ñun ñii on voit nettement la différence. waaw c'est que ñun nag dañu nekk ci jamono boo xam ne léppay fës. jamono technologie. jamono boo xam ne boole dafa yomb. fësal yomb. ñoom ñu dund jamono boo xamante ni technologie avancée lool ñoom ñu koy woowee sutura. yow tu es libre de dire que démb moo gënoon tey man dama ne. démb ak tey question j'ai pas affirmé hein, d'accord dama poser question. démb ak tey bokkul. mais li baax li amoon démb buñ ko jëlee boole ko ak li baax tey dinañ am ay xale yoo xamante ni ñoom it dinañ mën a yar seen njaboot yi ñëw et sàmmkat bu ne man j'ai l'habitude de dire ak ni muy sàmmee tey munoo jur doom ju dëgër bopp. dem kër Safia mi nga xam ne doomam daf ko déggal ngeen di comparer yéen ñaar ñi ngeen di yaree seen njaboot je dis ça dépend d'abord de ki yar ak ki ñuy yar. am na doom yoo xam ne am na âge boo xam ne dégg mënu cee am mooy l'éducation de base mooy yaru suuf bi nii ngay toogee nii ngay waxee nii ngay xoolee nit ki màggaale ko am âge boo xamante ni ba tey parce que yar parent diggante waajur ak doom yaakaar naa ne yar bi sax du deñ ba xëy na keroog ku jigéen ki di sëy wala ku góor ki di am soxna parce que ñun ñi ba tey yaakaar naa bu ñuy dem fenn sax danañ tàggu suñuy waajur te am nañ benn âge boo xamante ni léegi mën nañ ne ay muskalaf lañu donc ce que je voulais dire par là mooy ça dépend toujours da njaboot bi nga am sa kanam démb tey gan daan na ñëw dugg ci kër bu demee ñu woo la di la seetlu nan la lan la soloon nan la meloon pour xool ndax gan bi ñëw na léegi xale yi dañoo tawlu sax toog ci digg nit ñi parce que seeni téléphone la ñu yor tëju seen biir néeg am na loo xamante ni démb tey boo ko jëlee ci lu positif wax naa boole ko ak tey mu nekk une éducation quasi parfaite ce qui n'existe pas. da ngay am doom mu déggal la xam bët soo waxee ak moom ci biir bët mu xam yaa ko yaree moo ñaale ko mu xam ko du soxlawul nga yuuxu àdduna di la dégg ba tey damay wax ne sax yàlla wërsëgal la njaboot bu mel noonu nga dal ci beneen njaboot boo xam ne du dégg y a des enfants extrêmement têtus mooy fi benn di wax no éducation violence ak yooyu am na ñoo xamante ni foog ñu ñam yar du jaas parce que da ngay utiliser méthode yëpp mooy li ma wax boo jëlee démb tëj waaw démb tëj waxtaan di nga dompat waaw petit étape par étape tey nga dugal ci néeg wax suba nga yuuxu mais di nga dem ba toll foo xamante ni yow sa bopp doo mën a retenir sa bopp faaw nga corriger ko
sam papa day wax ne da ngay booy dóor xoolal fi ngay dóor mais dóor mënta ñàkk et du ma ne sax am na ñoo Sénégal fii ñiñ fi yar sans chicotte dañ leen di compter te am na ñoo xam ne ils ont eu une très bonne éducation bu ñu toogee ci seeni biir moroom je dis dañuy sant yàlla am na li la sa parent di dénk am loo xam ne choix personnel la je donne un exemple tux cigarette naan xam nga loolu sa wéjur du la ko jàngal danaa la lii baaxul lee baax na rek mais yaay màgg def choix def ko mais comment tu ni ngay doxaleeg doomu aadama da lay topp ni ngay respecté mag da lay topp ni ngay doxee ni ngay waxee da lay topp yooyu ça fait je dis que lépp ci base bi la ak en plus may ñëw ci beneen terme complicité bi ngay am sa njaboot soo démb mën naa ne ñi ragaloon seeni wayjur moo ëpp ñi nga xam ne tey da ngay ragal a def dara ngir cofeel bi nga am sa wayjur y a une différence yaa ma jur danga may tere dara ma bañ koo def ngir ragal bi ma la ragal mais dañu war a taataan njaboot bi ci cofeel diggante wayjur ak doom maanaam complicité bi complicité du ubbil sa doom ba mu ëpp ba mu war laa mën a yab démb bu papa ji ne hé kër gi kenn du wax de benn kàddu mooy am su xasee ba wax li muy wax tëju la mu wax à la lettre lañ koy doxalee mais amaana ci biir wax jooju mu wax doom gaañu na ci te xamu ko xëy na ci biir génn boobu wax moom la ko soxal rek dugg njabootam mën na am lu ko gaañ wala lu ko naqari te du ko consulter wala du ko wax bëri na doomu démb yoo xam ne tey dañuy wax ne amuñu woon nopp bu leen déglu parce que ñoom éducation pour ñoom wax ak yow rek la jox la ordre nga exécuter te éducation dafa large du loolu kase éducation jox la yar la ak déglu mooy nga am sa doom loo ko wax ba pare yaree ko suba nga seetlu ko bu amee lu ko naqari nga mën koo xam démb bëri na waajur yoo xamante ni mënuñu woon xool seen sa doom day def erreur ci biir sax ñoo nga ne yareewuma la nii wala kii de xàmmeewuma ko waru la parce que am na éducation boo xam ne boo ko joxee sa doom maa ngi ñëw daaneel lu bëri du la yéem ci moom nee naa bokkul ak choix personnel yi ñuy def nga màgg di def sa yenn choix yi mbëggeel bi nag mooy indi Sophie nga yar sa doom ci cofeel complicité mooy indi gis nga boo ko ne bul def lii bu fekkee dalaa ragal boo demee da koy def ndax neewoo fa bu dee dala bëgg dafa bokk ci éducation c'est-à-dire ñun sénégalais yi ñu ci bëri bokk ñu ngi ko sañ a wax aussi tàmmuñu di yar suñu ay doom ci di leen fësal mbëggeel bi ñu am ci ñoom ñoom itamit ñu ñuy fësal mbëggeel bi ñu am ci ñun parce que loolu peut-être dina permettre à un certain moment comme tu as dit li mu war a def su la ci xalaatee du ko def loolooy indi maman bëggul lii wala y a une différence entre maman bëggul lii ak maman dafa tere lii mën nga tere dara sa kër ndax tàng gi nga tàng xale yi bañ ko def boo wanee ginnaaw boo dellu see fekk ñu def ko nga dóoraat rek mais bëgg bi ñu lay bëgg ak ni nga leen di yaree ak taataan bi nga leen di taataan mooy tax parfois xale bi buy def dara naan lii de bu ko maman day metti maman et c'est important sa doom di def dara ngir bañ laa ërtal éducation loolu laa doon wax dafa large il faut juste que ñu jël li démb li baax boole ko ak tey li ñu suñu borom yaatalal technologie avancée yeneen ak yeneen avancé nga mën a éduquer sa doom ci dina ñëw lu ma lay laaj rek pour nga dem quoi rapide non c'est bon vas-y non mooy dama gis ci répète dóor de un lan mooy dóor waaw dinañ ci ñëw benn laisse moment mu dugg juste si débat bi comme ça Aliou aussi dina mën participer par rapport ak tout ce qui se passe moomu dañuy gis dañuy indexer tout le temps fi ñu toll nii ne xale yi génération bi amuñu yar tout le temps dañ koy wax et on voit aussi xale yi ñoom ñu ngi def effort par rapport ak tout ce qui se passe mais dañuy gis aussi mag yi nga xam ne ñoom ñoo ñu waroon yar wala ñoom ñoo ñu waroon wan yar ñoom ñuy am neneen lu ñuy doxalee est-ce que yaru fi yomb na fi mu toll nii. merci beaucoup Sophia seen thème bi am na solo man bi ma ko seetantal ko dafa mel ni surtout bi ngeen fi doon def espacement des naissances teew na si biir yar gi parce que am na loo xam te ni su amoon démb tey dina yomb pour ñu yar xale yi mais yar dafa doy waar avant naka lañ daan yaree dañu naan la sooy yar sa doom da ngay koy yar sa ba mu sosoogul maanaam ci lan tànnal ko ndey soo ko tànnalee ndey foofu ngay commencé yar sa doom muy maanaam jigéen ja ngay jël am na yar buy nekk ci moom ñuy dem di dem ba mu nekk ci kër gi soxna si nekk ci kër gi yàlla def mu mucc yar bu njëkk bi xale bi di njëkk a jot si way juram bu jigéen mooy bi mu ko njëkkee yëkkati teg ko jox ko ween bi xale bi day xool ndeyam di ko xool si bët xolam di neex cofeel di am seen diggante yërmande di ñëw taxaw jamono ji loolu amatul su loolu weesoo
xale bi nekk ci biir kër gi lan la daan yaree dans la concession boobu kër gi yaatu na papa ngi fi yaay ngi fi maama ngi fi ndijaay ngi fi ku ci nekk di jubbanti xale bi léegi loolu amatul kër gi da daan yaatu léegi kër yi yaatootuñu ñu wëlbatiku ñu yóbbu la nga dem jàngi alxuraan su dee catholique yi dinañ jël seen doom yóbbu leen ñu dem jàngi seen catéchisme muy éducation religieuse gis nga Sophia dama koy faral di wax éducation religieuse fu mu amul yar du fa am ndax soo demee ci sa oustaz ñun de waa Ndar loolu la ñu xam soo xasee ba am ñetti at dinañ la commencé yóbbu daara ja ngay dem di ñëw di dem di ñëw ba juróom benni at si ngay dal boobu sooy dal dana fekk sax am na loo xaw a maîtriser sooy dem bay am 8 ans 9 ans day fecc nga wàcc alxuraan même su dee da ngay jàngi école Safia soo xëyee fajar bala ngay dem di nga nafax soo nafaree dem jàngi école soo ñëwee di nga duggaat say kay même nous à Dakar ici ñun am nañu chance boobu ñu jàngal ñu alxuraan muy diine il faut que nit ki am tout diine pour mën a ñëw taxaw su loolu weesoo dëkkaale bi da daan yar xale bi da daan def erreur si biti dëkkaale bi am na sañ-sañu corriger ko te waajur bi sax du si jot ñu wëlbatiku dem sa école bi aussi da daan am yar yar bi nag nu mu daan demee mooy ka lay jàngal da lay yar soo defee naka sa lu noonu mu corriger la parce que xale xamul yàlla olof da koy wax mais xam na yar su ne xale di nga ko yar munoo di yar xale ba pare di ko wutal ay mandarga maanaam mun nga tu peux corriger par la carotte ou bien par la cravache xale bi def na ay ànd na ak ay moroomam moom def na lu baax nga am noo ko def moroomam yi gis ko ëllëg dañuy roy yooyu yëpp ay méthode yar la woon mais jamono ji ñu toll dañu nekk à l'heure de la mondialisation internet ñëw taxaw surtout le mal nécessaire parce que ku ne sama doom du utiliser internet sa doom du évoluer ci jàng parce que fa lañ toll xale yi nekk ci biir internet bi di échangeante échange dañuy def ay échange yoo xamante lu am solo léegi nii c'est-à-dire xale yi nga xam ne dañuy nekk di def lu baax ñu fësal leen tuuti c'est important da ngay nekk ci kër def benn acte boo xam ne amaana lu baax la mais dañ koy fëlaale dem parce que dañ naan lu baax la lu baax jarut a fësal te jar naa fësal ndax ñeneen ñi ci kër gi buñ ko gisee ñoom i tamit dina tax ñu am fit def lu baax jamono ji ñu toll man je dis aux enfants il faut que ngeen xam à votre âge savoir choisir votre compagnie seet ñi ngeen di àndal seet ñi ngeen di àndal dafa am solo ndax si àndandoo boobu lay waajur yu bari di amee déception si seeni doom parce que seeni doom dinañ toog seen pegg respecté leen di def li ñuy def suñu génnee si biti def naka su dul noonu moo tax maanaam àndandoo mën na yàq moo tax li benn di wax naa ne waajur yi du ubbil kanam yi jamono yi dafa uute te jamono yi xale yi dañu yeewu ba pare mag ñi nañu am lu ñuy rus si suñu toog ak seeni soxna suñu toog ak seeni njaboot gis nga njaboot doo ko jàngal saaga njaboot doo ko toroxal njaboot muy toroxal maanaam da koy yuuxu ci digg moroom wala ci kër gi xale doom nawle la tout à fait ba pare am na loo xamante ne sax yow su dee waajur bi muy ku góor ku jigéen ki ñàkk na ci biir kër gi war ngeen ko gérer ba xale du si jot góor muy ndey bi waroo ñàkk kersa sa borom kër si biir kër gi borom kër gi it warul ñàkk kersa soxnaam parce que kan la indil nga yor ko dañ ne la nga àggali yar bi kon koo war a àggali yaram am na noo war a comporté wu mais tel n'est pas le cas ñu wëlbatiku li ñu doon wax keroog nit soo juree doom da nga ko war a yar c'est un droit le plus absolu pour l'enfant xale xamul il faut que ñu di ko jubbanti da ngay seet yow fi nga jaaroon dañu la yar tout tànk bi ñëw sa obligation la nga yar ko mais yar ko si yoon bu jub yow waajur bi yaay jëkk am yar buy nekk ci yow mun ko jox xale bi waaye munoo nekk ko xam lu mënta yare lu yàlla xam doy na yow sa doom day toog xiif nga di ko xool muy rafle nga di ko xool mu du am dara nga toog di ko xool wëlbati ko bëgg koo yar mu gis ay moroomam du sotti waajur yi nañuy respecter seen li leen war si xale yi gis nga xale yi foofu la éducation di tàmbale foofu la éducation di xam même ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année nga xottil ko sa doom wax ko sa situation waxtaan ak moom mu xam ne li mu ñàkk xañoo ko da nga kaa amul xale bi day am yërmande moo tax parents yi jamono ji ñu toll dañu war di communiquer ak xale yi aussi nit ñi delloo si waat yaru quartier bi am na solo de parce que waajur yi dañuy xëy di dem de waajur yi dañuy xëy di dem dëkkaale yi ñoo fiy des
ku sa dëkkaale yi corriger sa doom nga ñëw ni ko lu tax nga corriger sama doom ëllëg dina gis sa doom di def safaan dala ciy bàyyi ndax xale yi xamuñu dara il faut que ñu leen di jubbanti nga bàyyi nga def noonu wax dëkkaale bi gis ni mi ngi def si dara dafay toog di la seetaan te gis nga ku nangul sa doom jooy su màggee jooy loola waxuma jooy dóor de waxuma violence de mais ku nanguwul yar sa doom ëllëg di nga ko réccu kon nag nañu gën a góorgóorlu sa éducation bi daal dina ci baax. waaw dina ci am ayca solo 88 628 89 90 88 628 28 28 bu dee yaa ngi extérieur 00 221 33 841 20 69 ñu ngi nuyu suñu ami internautes yi ñoom tamit ñu ngi ñuy suivre sur la page Facebook de Sen TV Sen TV l'officiel on voit seen ay commentaires dinañ ko jéem a tàpp tout à l'heure wala ñu jéem ci jël quelques yoo xam ne dañ koy lire papa loo xalaat ba nga géegee ci intervention benn Sophie ak maman Oumou par rapport ak éducation fu mu toll nii. soxna si ànd na ak moom ci fànn waaye béttuma ñaari dëkk nan daan jël ay nit di leen fa yóbbu di leen yarlu ñu naan yarluwaan ñaari dëkk nan daan jël doomu aadama di leen fa yóbbu di def ci ñoom ab yar muy Ndar fala sama ndey yaroo muy yaay Xarjata Banna yelli ma ne la ko jur baayam chef de province la mënoon naa nekk ci kër gi di lëmbe mais sama maam yelli ma ne comme fa la jàngi école des fils de chef fa la yóbbu sama yaay Xarjata ba mu ñëwee kenn amatul looy defar ci moom moom kay mooy defare allo képp ku ma sa jaar ci loxoom jëlal kooku allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam ayca ñu jël ko 88 628 89 90 salaamaaleykum soxna si. soxna Sophia maa ngi lay nuyu. dellu ziar bu baax ñu ngi lay fay soxna si. sujet bi am na. dafa mel ni perdre nañ ko ah ay ci ñu ngi jéggalu 88 628 89 90 papa ñu delloo la kàddu gi. Ndar nan daan jóge fii di yarlu wala gànnaar moo tax dégg nga ne ab yar jar na jël sa doom yóbbu ko ba gànnaar wala nga yóbbu ko ba Ndar bëgg rek su ñëwee am comportement bu baax lii nga gis tey ay mag di ko def muy ay kilifa muy ay ministre muy ay journaliste dem sax ba am audace sot seen xalima ba mu ñaw nu capp seen daa di xaatim bind doomu aadama yàqu adduna ak alaxira jote naa ak Sophia ma dugg ci internet bi publier loo xam ne même su lu dëgg su ma xoolee Sophia Diatta faw rek loolu dina nekk loo xam ne maanaam ci donc koy bind ci ab jëm dëgg la papa. wax na dëgg gune da nga koy wutal ndey foofu la yar bay tàmbali ngir su ndeyam jógee ginnaaw yaay dem di ko fi ba mu di ko yar ndax jigéen na yar waaye ñaareel ba yaa ngay tàmbalee ak moom ca ween su demee ba sax ñaar ci kaw ñaar suuf dank ji day xasan léeg-léeg nga di ko jox muy naam ba caag ne la kiit aw mat doo ko tëgg am talaata doo bipp ay bëñam di dañ da nga koy bës ci ween wi bës ko ba mu àtt ba étouffé waaw nga soog ko ne yàlla su ko bëggatee def soo ko nee nii xool ko mu teggi benn lu jiitu loola am na nag ñu ko bëggut am na ñoo xam ne weddi nan ma ba dal ci sama kaw mooy toqantal mooy jiitu li nga nàmp rek ngay toqantiku dëgg la alxuraan nañ koy bindee ki xam na ndar la boole caag lañ cay boole xamoo lu muy doon ëllëg ndax kilifa lay doon wala doon kilifa nga boole ca meewum bëy su doonee kilifa ëllëg koo xam ne day taxaw ne dama ne meewum bëy wa day tax lépp lu mu wax rek mu neex doomu aadama ak lépp loo xam ne wax na ko mu am fasha moo tax nu cay boole meewum bëy wa ak faatiya ak nanu koy bindee ak lanu koy defee toqental ko nan ne diw mucc na ne gune la ak taawam la ne leen ko bu mu ko jox weenam de nu gaawantu bind toqental ga ñëw indi toqental amatul te am na loo xam ne ku mu jiitu sab dënn alxuraan non leneen su ñëwee du fa am ab sanc mukk ci këru àdduna toqental ba dem may gërëm nag ñi ma yar muy sama baay Omar Fall moom moo taxaw moo ma jubbanti te Sophia ba may yar yeew na ma sax léegi naa yar bu metti ngeen amoon laa ilaha illallah seydina moom waaye su góor gi defutoon loolu du baax ndax damaa amoon fit ñeme woon naa
man damaa defoon accident rek def 2 ans hôpital moo tax ma toll nii. naa mais la laa moom doon ñoom doole. Khadim Ndiaye laa doon ñoom Khadim Ndiaye maa leen formé musunu maa ñemee tool ñu Khadim Ndiaye numéro 1. laaj leen ñoom Mansour Diop ñu ngi may dégg ñu nga Espagne musunu maa ñemee tool ndax na ma toll woon mais def naa réa 2 ans réanimation. samay rakk ñoom Aminata Fall ñoo ma faj. sama rakk yëpp ñoom ñoo ma faj. ñoo jóg taxaw faj ma sama baay daf ma daan yeew di ma dóor. mais su ko defutoon du baax góor googu dong laa am ci kilifa gu góor goo xam ne mën naa koo gërëm ku dul kooku aw ma kenn koo xam ne mën naa taxaw gërëm la. sama diggante ak yow muy loo def ci man. ku dul Alaaji Omar Fall moom moo def ci man. xanaa ak sama jenn ndey du naan sama bàjjen Faat Jaañ moom moo nu yoroon ca Pikine waaye gis naa tey ñoo xam ne ma commencé. Momar Diop Mohamed Ben Abdallah Dionne le colonel Amdi Moustapha Fall. Sam Badiane doomu Baye Mandiaye Badiane ku ci nekk góor gi dala daan yeew di la dóor sa waajur di la dóor ci Pikine ba yeew la ci garab bàyyi moom dóor nañ ko yaakaar di jaane dóor nañ ko ba yeew ko ci kii ci mango gi nekk ci digg kër gi. boobu ba bëgg rek lu baax. bëgg rek lu baax ñoom Massata Sène ñoom Bamba Diop.